asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu mais également jërëjëf yéen ñi taamu seen télévision nationale El Mauritania ànd ak ñun samedi bu jot su fukki waxtu ak benn jotee ñu war a ànd ak yéen comme ni ñu koy defee invité leen ay kàngam ci biir réew mi ci bitim réew waaye lépp nag ngir xeltul leen li nga xam ni mooy xew-xew yi gën a fës wala li nga xam ni moom la sunu invité di yëngatu tey jii nag ñu am beneen invité de marque beneen ndaanaan ci ndaanaan yi comme ni ma koy waxee ndaxte nag yàgg nañu jàkkaarloo waaye tamit que ci maanaam influence am ci taxawaayam ci itteem ci lépp li nga xam ne mi ngi koy yëngatu mu nekk koo xam ni vraiment jar na delloo njukkal moo tax tey ñu invité que war a waxtaan ak moom nag ci programme yu bëri yoo xam ni war nañu ci indil ay leeral ñu ànd ak moom ndax tey jii defuñu portrait ndax portrait jàlle woon nañ ko ci beneen kër tey jii nag yàlla def ñu jàkkaarloo ak moom beneen émission lay doon waaye émission spéciale lay doon ñu ànd ak moom ki nu invité ji di Hawa Siré Ba moom la ñu nuyu madame le maire su ma la neexee wax la loolu ban laa la ciy wax wala madame la présidente Hawa Siré ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu képp koo xam ne tey mi ngi toog di ñu seetaan di profito di sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaale képp koo xam ne rek génn nga ci at bi ak at yu ñu weesu yàlla xare leen àjjana. amiin incha allah commencé que nag si sama nijaay kan donc ak képp koo xam ne rek nga xam ne cadre nga woon ci dëkk bi tey nga làqu donc di leen ñaanal suuf oyof seen kaw te rasulullah teerul leen boppam sallallahu alayhi wa sallam waaw kon soxna Awa Ba mi ngi noonu moom la ñu dalal tey jii ci seen émission xeltu nag bi mu juddoo ak léegi ci télévision nationale mi ngi ci juróom benn fukk ak juróom ñaareelu numéro donc mu doon kon tey jii mbégte ci ñun ñu jàkkaarloo waat ak yow fii war a waxtaan ak yow ci lu bare soxna Awa defe naa ni sunu waxtaan tey jii dana yaatu lu bare mais point bu njëkk bi ñuy taxaw di waxtaane moom mooy li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu délinquance juvénile moom mooy sunu nëwu émission foofu lu ñuy accentué wu waxtaan ci parce que dafa nekk loo xam ne lu am solo la tey jii ci doxalin bi ak ci nekkin bi suñu waxee délinquance juvénile ñu bëre xëy na ci dégg bi délinquance ak lañ ciy dégg alors ñeneen ñi duñu xam sax luy juvénile alors tey jii délinquance juvénile tey jii soo ma ko doon faram-fàcceel wala nga ma ko doon xeltul di ma ko indil di ma ko tegal lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo ni seetaan te bëgg xam lan mooy délinquance juvénile. délinquance juvénile mooy xale yi nga xam ni dañuy jëfandikoo lu mel na drogue ñu nekk ci agression nekk ci mbedd yi di traîner mooy xale yi nga xam ni en fait yenn saa yi sax dañuy fuguer dañuy bàyyi seen kër. dem dëkk ci mbedd bi di def naka sudul noonu te en général influence bu bon wala àndandoo bu bon mooy tax loolu. moo leen dugal ci loolu. voilà yow nga ci accentué wu di ci dugal sa loxo bu baax a baax nga dëkk ci banlieue doomu Elmina nga doomu 6e nga yàgg naa la ko posé question ni la pourquoi doo def comme sa yeneen morom yi dëkk Tafara Zeyna parce que xëy na yàlla may na la loo ko mën a defee wala dëkk ci yeneen quartier de luxe yi mais su ma la waxee rek may wax ni ma non je préfère rester à Elmina parce que je suis une banlieusard et je préfère rester dans cette banlieue là alors nga ciy yëngatu lu jëm ci wàll woowu lan moo la animé ba nga dugg ci loolu tey jii taxaw pour maanaam jóge ñi nga xam ni ñoom ñooy ñu ñuy wooyee ay délinquance juvénile. soo ma waxee waxu toxu Elmina sax damay mer parce que ñun Elmina lu ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu xam te on est fier dëkk foofu màggee foofu te ñi ngay en général sax duma bëgg nit di woowee ñooñu délinquant parce que man ak ñooñu tey dafa mel na ñoo bokk ndey ak baay parce que ñoo màggaale ñoo ànd ñoo ndekkandoo depuis ñu nekk ay xale ñu si bëri si ñoom yeneen xale juddu ñu nekk samay doomu peut-être samay doomu frère wala samay doomu sœur nekk ci délinquance bi
donc mënuma leen beddi mënuma leen bàyyi mënuma leen rejeter. waaye il faut nga nangu ni ay il faut que délinquants la. non ba duma ko bañ mais tur bi sax daf may déranger. waaw mais ñoom ñoo def seen bopp délinquant. pourquoi yéen a yorandoo yéen a màggandoo. mais yow ci sa wàllu bopp da nga choisir benn yoon. yoon boobu yoon bu baax la ak sa ndimbalu xëy na ay waajur. waaw samay en fait loolu yëpp dama ko yoon bu baax bi ma jël dama koy delloo samay waajur. voilà parce que j'ai eu la chance am ay waajur yoo xam ni yu open mind. ñoo xam ni dañ may déglu ñoo xam ni ils ont été là pour moi ñoo xam ni dañ ma wax lii ak lii baaxul nii nga war a doxee doomu diw nga doomu góor nga comportement bii nga war a am comportement bi waroo ko am nii nga war a toogee boo demee si mbooloo nii nga war a def ñàkk bu mu la tax a def loo warul def am aussi bu mu tax nga yëg sa bopp ba defa ni yaa gën ñëpp. alors que tey dañu nekk ci monde boo xam ni les parents ont démissionné soo déggee man la parents yi dañu démissionné Babacar ba nga nekkee xale dañ la jur mais koñ bi nga dëkk ñëpp la jur. tout à fait buñ la rombee nga def loo naka sudul noonu dañ lay dóor soo demee seen kër doo ko sañ a wax alors que fi ñu nee nii parents yi ci seen bopp il faut que aussi. ñoo couver seen ay doom. waaw dañu nekk njabootu kanaara au fait. tout à fait doom yi ñoo jiitu parents yi nekk ci ginnaaw da ngay gis xale boo xam ni day romb benn mégot cigarette parce que amul ku si jaarul benn mag tux ko sànni xale bi for ko yow Babacar nga romb xale bi dóor ko bu dem seen kër ni Babacar de mooma dóor yaayam yóbbu la police. waaw du sax ñëw xool lan moo xew. waaw directement police lay jóg indi la convocation léegi xale boobu comme yaayam daf ko défendre ba yóbbu la ci yow police ba ngeen am ci problème bu gisee mag bu def naka si dul noonu dina def la même chose parce que pour moom looloo baax donc il faudra que parents yi ci seen bopp delloo ci seen xel ci seen njaboot xam ni xale yi ñoom ñoo leen jur ñu leen ki ci war a jàng école nga dem jàngi école ku ci war a wuti liggéey nga dem wuti liggéey boo bàyyee école buñ la seetaan nañ la dugal métier au moins dootoo amati temps libre parce que en général temps libre ak influence mooy tax xale yi def lu nu warul def. mais Awa Siré tey jii suñu gisee tey jii Elmina bi nga dëkk. Elmina dañ ko qualifié woon d'un quartier de délinquance quartier boo xam ni suñu waxee Elmina rek seen xel luy jëkk def rek mooy ay bandi ñoo fa dëkk. alors tey jii gis nañu ni am na ay jéegu sax yoo xam ne am na fa jéegu yoo xam ne tey jii ñu bëri ñoo ngi ñeme di dem Elmina di fa dugg yenn heures yi di fa jénn yenn heures te dara du leen fa fekk lan moo indi changement boobu parce que bu njëkk am na ay heures yoo xam ni soo doxee ba 23h ñeme woo jénn ci yenn koñ yi à Elmina tey jii ñi ñaa ngi di dox seen soxla délinquance bi boog ci li ñu mën a am xalaat di ko wax wàññeeku na bu baax lan moo ko indi est-ce que tey jii yow ci sa wàllu bopp da nga ciy jouer un rôle très important wala est-ce que tey jii yéen dafa am benn cellule wala benn mbootaay bi ngeen xam da ngeen ko samp ngir mën a fexe di conscientiser ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk Elmina te bokk Elmina. en fait xam nga boo toogee nga ni 20h ni daaw dugg Elmina ci dégg-dégg la ak gis-gis parce que bu nit ñi toogee ni Elmina ay bande kese la je suis désolée il y a des cadres tey yoo xam ni ils ont grandi à Elmina ils sont nés à Elmina. mais banditisme. non mais banditisme. Babacar mënoon nañu ko wax à Elmina teg si loxo. dul ci baaraam non defal loolu am na. non defal ndànk man doomu Elmina laa doomu 6e laa. bañu ma loolu. voilà mais tey li nga xam ni moo am Elmina moo am Tafarax Zeyna am capital am fépp. mais Elmina fësal. defal ndànk rek Elmina moo fësal. non defal ndànk Elmina moo fësal. Elmina fësalul médias yi ñoo fësal nit ñi ñoo fësal parce que loolu moo leen arrangé. nan la leen arrangé. non loolu moo leen arrangé du moment que ñoom li nga xam ne war nañ ko def ci biir Elmina defuñu ko ba xale yi gis seen bopp frustration am ba ñu def loo xam ne waruñu ko def donc ñoom ñoo ko fësal. mais tey non dañuy waxtaan defal naa loolu c'est une raison. non Babacar defal c'est naa une raison pour yow. tey jii doo dem jamais Elmina nga fekk benn. mais l'actuel ministre de l'intérieur. doomu Elmina la. je n'en disconviens pas mais déglu ma moom est-ce que Elmina la dëkk fa la yeewoo. l'actuel ministre de l'intérieur. il habite-t-il à Elmina. mais ay service am moo ko mënul may mu dëkk Elmina xëy na. non mais attends je te pose juste une question. voilà est-ce que fa la dëkk est-ce que fa la yeewoo. mais kenn mënu ko fa dindi. waaw doomu Elmina la fa la yoroo fa la màggee il faut nga déglu ma maa ngi lay déglu gis nga tey li ngi ñëpp di jooy inte bee ko suusandoo
c'est partout du Elmina kese que ce soit à Tafrax Zeyna que ce soit à Sebkha fu mu mënti doon y a des bons et y a des mauvais nit société bu ne am na ñu baax am na ñu bon te à Elmina doo xëy suba nañ ko wax te dee ba nga gis poubelle boo xam ne dafay am kanetu bière wala mu am butéelu sàngara et pourtant yeneen gox yi da ngay gis poubelle yoo xam ne day am yooyu li gën a garaaw loolu moo fay am. lan moo fay am. eau de roche bi nga xam ne da nga koy tuuroo sa yaram. non mais déglu ma eau de roche bi nga xam ne da nga koy tuuroo sa yaram ñun suñu bopp ñoo ngi xeex loolu parce que ñun ñoo ngi conscientiser xale yi di leen xamal eau de roche bi lan lay def ci seen xol buñ ko naanee mais li ma mënul nangu mooy ngeen jël Elmina def ko benn nu ma xamul ba nit ñi koo ni Elmina sax kaay seet si ma mënuma ñëw parce que Elmina dafa bëri banditisme mais ñëpp bandi wuñu. d'accord. koñ bu nekk am na ñu baax am na ñu bon. kër sax d'accord naa ci. biir kër sax dafay am doom yoo xam ni kii day baax kii bon mais est-ce que dina tax yow nga rejeter ñooñu yàkkamti ngeen yéen journalistes yi dara xew Elmina wala Arafat wala Sebkha ba ngeen xëy suba def ko grand titre. c'est parce que yéen a ko jëfee. loolu seen ay doom ñoo ko jëfee. non comme et wax pourtant nga am na yu gën a da nga ko wax sànq da nga ni les parents seen parents yi duñu daw seen responsabilité. mais am na lu gën a garaaw loolu. parents yi duñu daw seen responsabilité seen parents yi duñu daw seen responsabilité. mais yéen am na lu gën a garaaw loolu tey ci dëkk bi te yéen du ngeen ko wax. lan moo xanaa Elmina rek ngeen gis wala Sebkha wala Arafat wala Dar Naim wala Daala Beela. lan moo gën a garaaw lan moo gën a garaaw loo xam ni agression am na. Babacar déglu ma. te ngeen war a yar seen ay doom. delloo si woon leen à la raison. non mais dugal leen ay école ñu jàng. bul wax loolu parce que ñun ñoo ngi xeex lu ñu mën pour delloo si leen boo gisee ñuy def des directs sur Facebook et qu'on en parle ñun nous faisons des directs sur Facebook indi ay anciens nit yoo xam ne dañu génn prison ñëw toog ils témoignent ils disent tout ce qu'ils ont vécu en prison am jeunes yoo xam ne dañ doon tox wala ñuy naan ñu bàyyi. wax ko ci Facebook ba ñëpp déglu leen c'est pourquoi c'est pour conscientiser la petite graine boo xam ne mi ngi commencer jóg mais pourquoi ñu def loolu c'est parce qu'on est conscient que tey li ñuy perte ñun ñoo koy perte du keneen parce que doomu Elmina su bonee ñun ñëpp la bonal bu baaxee ñun ñëpp la baaxal mais Babacar il faut que déjà ngeen comprendre lu tax délinquance lu tax xale yi frustration lu tax mais dëkk boo xam ne nañ ci waxante dëgg taux de chômage 37,5%. 150 000 emplois opportuns la état bi wax loolu la ñu wax état moo ko wax waxu mag ñu ni 44,2% des jeunes de moins de 25 ans jànguñu amuñu métier. La faute revient non defal naa bàyyi ma bàyyi ma non bàyyi ma il faut qu'on soit plus objectif. La faute revient à qui? mais defal naa awa su fekkee ni yow da nga am sa doom. non dama lay relancer Babacar la faute revient à qui? mais soo amee sa doom. Babacar soo nee amee nga sa ma doom ni non déglu ma. dama lay relancer. waaw dama lay relancer. soo amee sa doom. awa nga jur sa doom yar sa doom jàngal ko yóbbu ko mu jàng am xam-xam bi wala nga yóbbu ko mu jàngi métier am xam-xam bi mën a dugg foo xam dañ fa mën a jariñoo kooku su demee lamb bu palaasu liggéey daan ko jox mais su fekkee ne xale bi xamul dara su fekkee ne xale bi yéen da ngeen ko jël bàyyi ko muy naan ataaya suba ba ngoon jot su ngoon jotee mu sol équipement mu dem football pour yow ñun ñoo bàyyi xale yu ñu naan ataaya mais kooku nan la mën a am xëy mais defal xale bu amul qualification mais defal na il faut nga bàyyi ma continuer parce que tey xale yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di traîner Babacar école publique yi nekk yi Elmina nañu wax ji te dee amuñu buntu amuñu fenêtre dara baaxu fa école 10 ba fa nekkoon tey école d'excellence la. fa nga jàngee am man fa laa jàngee mais affaire yi dafa changé Babacar. école 9 boobu laa jàngee. école 9 boobu ba ngay jàng école 9 boobu nu mu meloon collège Elmina boobu laa jàngee. ba ngay jàng foofu est-ce que marché amoon na fa ba ngay jàng école 9 dafa amoon marché bu sosoon rek ba nangu école bi ci école bi. mais population dafa màgg. non dama lay laaj je te pose juste une question. mais du nu màgg. non mais je te pose une question. loolu amoon amu fa woon c'est parce que du nu màgg. mais attends léegi yéen. ngeen ni da ngeen bëgg xale yi jàng. waaw da ngeen di teg jumtuwaay yi nga xam ne tax non je parle de l'État. voilà c'est ça parce que man duma état. non je parle de l'État état bi bu fekkee nee na dafa bëgg xale yi jàng. dañuy teg jumtukaay yoo xam ne xale yi daanu jàng. tout à fait comprendre nga mais tey école yoo xam ne yu délabré école yoo xam ne yow ba ngay jàng école 9 récréation da nga doon génn ci biti. non ci cours bi laa daan dem. ci cours bi nga daan toog. tey xale yi ci biti la ñuy dem da ngay gis un enfant de moins de 8 ans 9 ans. tàggu seen kër dem jàngi monsieur bi du xam sax ñaata élèves ñoo nekk ci classe am. mais responsabilité boobu awa
kan mooy responsable. mais waajur bi nga xam ne moo am voilà dama bañ ku nekk am nga ci. voilà parce que loolu tamit mënoo ko xëpp lépp nguur. non man xëppuma lépp nguur. ba pare waajur yi am ci un rôle important à jouer. da nga ma bàyyiwul ma continuer. non mais xëppuma lépp nguur. waaw mënuma xëpp lépp nguur. allez-y. parce que léegi-léegi ba ñu waxee lan laa la wax dama ni la il faut que les parents reviennent ñu dellu si parce que y a un délaissement y a une démission des parents mais loolu laa njëkkee. tout à fait man parents yi laa njëkkee. mais aussi nit bu fekkee yaa ngi bëgg a def dara yaa ngi bëgg a defal dara da ngay teg dara nit ñi jàppandikoo si loolu pour mën a def dara comme xam nga mais bu fekkee jeunes yi amuñu fu ñu xool amuñu fu ñu jëm politique de jeunesse boo xam ne mooy loolu ci état bi jeunes yi mënuñu foo mënuñu ree 20 heures on est obligé de ñu tëdd parce que pourquoi dañuy rafle parce que da ngay gis ko jógee école sax après c'est frustrant ku nit bu jógee école dem jàngi ba wàcc ñëw romb ñu ñëw rafle la nga dem fanaani police le lendemain nga war a def examen mais attention mais loolu sant nu ko ñi koy def. waaw bañu ma loolu. voilà mais ñi nga xam ne lan ko def pourquoi ñoom seen wàllu bopp tamit duñu am seen fulla am seen fayda bopp mën a fësal loolu ñu xam ni. ñoo ngi leen di teg ay loo xam ne Babacar fësal nañu wax nañu lu ne fësal nañu wax nañu ne chaque jour que jëfee bu ñuy defee suñu ay laaj bu ñuy wax lépp amul fu ñu toogul wax ka te il faudra que ça change. mais tey jii problème bi du loolu il faut que déjà les enfants s'occupent xale bu occupé wul. dugg ci leneen xale loolu d'accord naa ci ak yow non bu sonal sa bopp. que ce soit parents yi que ce soit état bi que ce soit ñi nga xam ne ñoo dëkk sax ci gox ba. mais au juste tey jii yow bi nga xam ne tey jii da nga nekk une femme leader di yëngatu ci wàll woowu ñu xam la ci Elimina soo fa duggee nga ne Awa Siré Ba dafay mel na nga ñëw ni Carrefour Yoro Sarr ku dugg ni Awa Siré Ba ñëpp macha allah je touche du bois xam nañu kan mooy Awa Siré Ba ci li ngay yëngatu ci li ngay taxaw mais tey jii lan mooy seen maanaam politique pour ces enfants là ngeen taxawal ko parce que aussi tamit comme da nga ko waxee sànq état mënul def lépp yéen tamit da ngeen ci am un rôle très très important am na ay jeunes yoo xam ni ñoo ngi foofu di liggéey yu mucc ayib di taxawal seen bopp te état fekku leen ci woon ba état tey ji leen si fekk tey jii yow lan nga proposé tey jii doomu Elimina yi loo xam ni lu concret la loo xam ni tey jii suñ si tegee suñu loxo daanu mën a gis ni su ëllëgee dana mën a apporter dara. man franchement li nga xam ne ñun moom la ñu bëgg mooy surtout l'autonomisation des femmes parce que tey jigéen ñi ñoom ñoo yore kër yi ñoo yore xale yi benn. deuxièmement ñu def renforcement de la formation professionnelle c'est important loolu bu ñu sa jugee ñu def surtout mettre en place les parcours d'entrepreneuriat parce que xam nga tey 75 000 jeunes ñoo ngi yëngu ci entrepreneuriat loolu il faut que déjà mu am bu loolu yëpp jógee foofu ba ñu paree il faut que déjà ñun suñu bopp état bi ñëw jàppale ñu ci nan mu créer des guichets uniques boo déggee guichet unique c'est dans ces guichets uniques là la ñuy def des services qui accompagnent services yooyu day accompagner l'auto-entrepreneuriat le financement le renforcement de capacité des jeunes ba pare def une politique de création d'emploi boo xam ne day nekk lu réel te bénéfique pour la population bu ñu jógee foofu ñu créer des incubateurs industriels et des incubateurs de services boo déggee ñu wax incubateur industriel mooy que dañuy jël par exemple xale yi nga xam ni dañ leen former ci lépp loo xam ni menuiserie la jigéen ñi nga xam ne dañ leen former ci transformation fruits et légumes lépp luy kii agricole locaux teinture ak loolu yëpp parce que xam nga c'est bien de former mais tey man Babacar su ma jëlee ay xale ma former leen ba pare bàyyi leen ñu dem ak seen bopp insertion bi quoi te def joxuma leen lu ñu liggéeyee c'est pas bien donc lan mooy des incubateurs industriels c'est que état bi ci boppam mooy créer benn kër foofu bépp matériel boo xam ne xale yooyu dañ koy soxla pour mën a liggéey bi ñu def menuisier bi les machines sont chères mënuñu ko jënd ñu teg loolu en place xale bi génn formation bu amee benn marché par exemple le menuisier day dem ci foofu état bi teg def buntam defar ko ba mu baax jël benn somme boo xam ni c'est dérisoire jox ko ña fa nekk pour en cas machine yi su amee problème ba pare jël li mu defar dem jaay ko
mën ci am mën ci sukkandiku bu subaa mu mën a defaraat leneen pour jaay. mais est-ce que ce plan là bi nga wax xam nga c'est très beau li nga wax li c'est extrêmement important tellement que dafa jaar yoon ni nga ko tàllalee ni nga ko tracé mais est-ce que loolu tey jii am ngeen benn plan d'action boo xam da ngeen koy teg état bi ñëw mën leen fekk si parce que état tamit mën la ñëw fekk si te tegu leen dara. ñun état bi bu ñëwee fekk suñu ci loolu ñu dimbale ko pour bu liggéey loolu ñun amuñu problème parce que tey du pour ñun. on ne le fait pas pour nous defuñu ko parce que dañuy jàppale état non dañ koy def parce que dañu war a jàppale xale yi nga xam ni tey ñoo soxla loolu xale yi nga xam ni tey amul fu ñu wékkandiku xale yi nga xam ni tey ñoo ngi ci mbedd bi di eere xale yi nga xam ni tey ñoo ngi ci biir di naan eau de roche ñoo ngi tox yamba ñoo ngi agressé ñoo ngi nangu téléphone u jàmbur xale yi nga xam ni tey ku leen gis sax daw leen parce que tey dafa am benn casquette boo xam ne dañ ko teg ci ñoom léegi bu ñu jógee ci loolu dañuy def des incubateurs de service boo déggee ma ne incubateur de service du ma sore on va aller juste dans le numérique quand on parle de numérique tey xale yi ils sont très impressionnants par rapport ak loolu qu'est-ce qu'il y a à faire c'est état bi ci boppam mooy créer benn société jël ay xale yoo xam tey y a combien de jeunes chômeurs diplômés en informatique des docteurs en informatique nga xam ne c'est des webmasters des programmateurs des infographistes des gens des cracks yoo xam ne ils ont été à Dakar partout pour jàng am ay diplôme ñu jël ubbi benn société boo xam ni ku nekk si ñoom panc le réalisateur le photographe dañ ko fay dugal tey même état bi bu amee benn marché par exemple boo xam ni war na ko def mu ñëw gis xale yooyu jox leen marché bi ñu liggéey mooy na ñu jox leen ñoom fay leen li nga xam ni moom la ñu nar a jël fay ka ñeneen. déjà xale déglu ma bàyyi ma pare. déjà xale yooyu bu ñu nekkee ci milieu boobu ils sont prêts à travailler. parce que dañ leen jox jumtukaay mooy serveur bi nga xam ne mënuñu ko jënd pour def loolu ñun à Ilmina état bi ñëw defal ñu ko xale yooyu mën nañ parce que serveur moo cher ça coûte c'est loo xam ni mënoo ko xam donc xale yooyu dina mën a tax ñuy def lu ñu bëgg te liggéey boobu dina tax ñu si am dara. pour d'accord mais état tey jii daan la leen di mën a jàppale ci wàllu woowu su fekkee ni comme ni mu la ko waxee léegi du lu ngeen xam ni parce que ñëpp xam na ne yow intellectuel nga xam nga bu baax que ni état ci ay documents lay sukkandiku. alors est-ce que tey jii am ngeen maanaam perspective boo xam da ngeen ko teg lu jëm ci maanaam benn plan d'action boo xam da ngeen koy def bind ko noir sur blanc structuré ko mën a tey jii jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy état boobu ngay wax. par exemple tey jii soo xoolee tey jii le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. certainement ñu bëri daan ma wax ni ma est-ce que Babacar xanaa xaritu Taleb Ould Sidi Ahmed la. mosuma ko teg bët mosuma ko gis mais problème bi mooy dafa nekk loo xam ni lu muy dox la lu muy dund la ma gis que tamit mu koy dox mu jafe ci li daan gis bu njëkk. alors ku mel noonu tey jii su fekkee ni tey jii mi ngi dox ci tànkam dem di xooli te ñu gis ni ay résultats yu palpable la tey jii yéen ngeen. résultats yooyu yaa si teg sa bët. waaw. gis naa ci man ay mbir yoo xam ni def na ko ñu réaliser que man ma gisal ko sama bopp. dem seeti ñi nga xam ne defal na leen ko loolu nekk loo xam ne lu leer la. waaw ñun de yeggul si ñun. mais ñooñu dañu dox jéegu comme li ma lay wax tey def benn mbir boo xam ne dañ koy teg. mën a dem mais Babacar ñun ñaata mbir lañ teg. yan mbir nga teg. ak foo ko non tegee mais Babacar ñun. wax ma fan dañu demal suñu bopp. boobu gisuñu kenn. d'accord. asma non je te donne juste un exemple non mais état ngeen tënku. non defal na si nguur ngeen tënku. ñun dañu commencé defal suñu bopp xaaruñu si nguur. waaw mais nguur moom ngeen tënku. non mooy seen ay kilifa. non mais bañuñu loolu. lu ngeen mënti def tey jii. nguur moo ko war a tey di capitaliser. mais il faut nga déglu ma parce que da nga ma poser question. dama la poser question mais mais soo bëggee soroxlu foo xam ne. non soroxlu ma fenn. Babacar dañ xam nga boo ma poser question nag may bàyyi ma wax li ma si xalaat. bu fekkee ñun ñoo ngi dox di def loo xam ne xaaruñu ci kenn dem si kenn fëgguñu kenn ak sunu ay propres moyens asamaan nag bu état jógee ñëw nii daf ñuy dimbale pour lan pour jàppale ay nit ñun ñoo ngi jàppale ay nit di defal suñu bopp di dimbale ay xale fekk état fekkuñu si donc état bu ñëwee ni ñun dañu bëgg liggéey ak yéen dañu bëgg teg lii def lii ñun ñu wax leen ñun li ñu bëgg ci loolu dañuy ànd ak ñoom liggéey xam nga lu tax xooluñu ci suñu bopp ñun xoolatuñu ci suñu bopp. mais il faut nga nangu ni état du doxee ci làmmiñu kese. non état ci këyit lay dox mais bu këyit bu ñoom bu ñu woowee ñun. mais est-ce que ñoom ñoo leen waral woo. Babacar ñun du xoola. mais awa soyons un peu sérieux yéen a war def démarche yi. Babacar ñoo ngi nii yan démarche combien de fois ngay gis ñu def ci net bi que dañu soxla tant de jeunes
pour des enquêtes wala pour des trucs. mais du yéen kese yéenay nox Mauritanie. non déglu ma combien de fois la ñuy wax dañuy def ci internet bi que tel ministère a besoin de tant de jeunes pour enquête xale yi société def nañ fa seen ay CV bureau bu ne teg nañ fa seen CV xale yi jàng yi yu yore seen ay diplôme mais bu jotee xam nga lan la ñuy def da ngay gis ku yore kii yam nu mu tudd société jaar ci suuf dem jël marché ba bu jëlee marché ba xale yi nga xam ne déposé wu nañu woon foofu seen ay CV duñ leen woo duñ leen lijjanti dañuy jël ñi nga xam ne ñoo leen xam ñi nga xam ne ñoo leen jege ñu jël ñoon jox leen marché bi ñu liggéey ko donc il y a une frustration de cette jeunesse qui est là parce que bu fekkee on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut bu fekkee ni lu nekk dafa demee boor Babacar bu boobaa xale yi daañu toog di leen seetaan parce que gisuñu lu war a tax ñu ki parce que nan la ñuy jëlee ay marché yow ay xale yi tuuti ñëw jël seen CV tekk ci bureau di xaar yow nga woo leen pour ñu liggéey parce que gagné nga marché bi ñu xëy suba gis ñeneen di def liggéey boobu. waaw mais te pourtant CV xale yooyu. le directeur de société yi jël yóbbu ministère pour wax man am naa tant de jeunes. mais est-ce que yéen kese yéenay Mauritanie. ñun waxuñu ñun kese ñooy Mauritanie. Mauritanie ñaata région la. non mais Babacar moi je. fu nekk le CV di jógee fu nekk le nit di jógee. non man dama généraliser. voilà man dama généraliser. Babacar y a combien de jeunes diplômés qui chôment. mais kooku c'est un phénomène mondial non mais attends pour un pays boo xam ni. yéen seen 4 millions d'habitants les États-Unis d'Amérique. yaa xoolal waxuma États-Unis ñuy wax ni la grande puissance. soo fa demee tey jii chômage ma nga fay. xoolal yaa ngi génn di dem États-Unis. France ma ngay toj yow balaa ngay dem France. la sous-région là foo fa demee. mais foofu ñaata nit ñoo fa nekk. ak du mu mënti demee chômage moom fu mu nekk la. Babacar tu ne peux pas ay xale tuuti nga nekk ci dëkk boo xam ni yow tu as la côte la plus poissonneuse tu as du pétrole tu as du gaz tu as de l'or boo ak yeneen yoo xam ne yaa ngi ko yore nga ni yow mënoo liggéeyal mënoo dimbale say jeunes mënoo leen jox ñu liggéey dañ ko wax te dee te yow sa 4 millions d'habitants sax est-ce que mat na. mais jeunesse bi tey jii nga jàpp ni liggéeyoon tey jii ci li nga xam ne yëpp tey jii ñoo koy teg liggéey lan la. Babacar non dama lay laaj liggéey Awa Siré Ba liggéey mooy lan liggéey mooy nekk dans un bureau climatisé. bureau climatisé. dama lay laaj ndax loolu mooy liggéey. bu fekkoon dañuy xaar bureau climatisé. 75 000. xale du ñu nekk di jënd ay mbuus di jaay. di dem marché di jënd ay fëgg jaay. di ko fóoti ko jaayaat. voilà liggéey gis nga liggéey y a pas de sot métier. non Babacar xam nga problème bi lan la dafa am loo xam ne liggéey dafa moom bañ. liggéey suuf si mi ngi nii tey jii baax lool soo demoon tey jii dellu li nga xam ne moom la sa maam doon dundee démb. defa mu jénne la loo xam ni sax ki nekk ci biir bi amoo ko ak yan moyen mais moyen te mais awa xanaa dooma wax nag ni ma jusoo projet yi nga xam ne teg nañ ko ñi teg seen bët ñu jël jox ko ndaw ñi yan ndaw lañ ko jox bare na fi projet yu demee boor bare na fi projet yu demee boor même su fekkee demee na boor en tout cas joxe nañ ko projet yu demee boor joxe nañ ko projet yu demee boor mën nga nangu ni joxe nañ ko non mais bañu ma ko bee kan lañ ko jox waaw mais awa kan lañ ko jox awa yow loo bëgg ñu fekk la sa biir kaw lal non man xaaruma ñu fekk la nga croiser toog di naan sa zirik naan def sa këb de wazër ñu ñëw ni la am joxal say mbokk Babacar ñu wala joxal say am di jàmm dañuy jóg war a def ay activité déposé kenn duñu si fekk kenn duñu si dimbale duñu sax tontu Babacar dañuy jóg di def ay activité yoo xam ne dañu war a dimbale ay nit kenn duñu si fekk dañuy déposé ay dossiers yoo xam ne kenn duñu tontu benn ñaar li ngay wax ñaata nit ñoo si bénéficié wu. bari na ba ñu mën bari na mais ñooñu ñan lañu. doomu Mauritanie. waaw doomu Mauritanie yooyu affaire yi nan la demee ba ñu kii Babacar xam nga problème bi lan la c'est que il faut que déjà ñu comprendre que ni fii ñëpp a yam ñun ñëpp ay Mauritaniens la. voilà man foofu laa bëgg rek ñu accentuer yow. comprendre nga ñëpp Mauritaniens la. donc lépp lu ñuy def kon ku ko am rek war na ko mën a am. non defal naa lépp lu ñuy def nan ko teg ci table ji ñëpp mën ci bénéficier wu il faut que ce soit clair. jeng bi laay bañ. voilà d'accord Awa Siré Ba invité la dans parce que léegi-léegi yaa ngi wax léegi-léegi waxu xale yi nga xam ni tey am na ñoo xam ne jox nañ leen financement mais financement bi dafa soxe. c'est parce que amuñu ku leen jàppale. merci léegi pourquoi pas. mettre en place la maison de l'entreprise. maison de l'entreprise boobu dañuy jël un expert comptable teg fa jël un gars boo xam ne day nekk ci ressources humaines ñu teg ka fa. jël un gestionnaire teg ka fa lépp loo xam ne nit bi da koy soxla ki nga xam ni dafa indi projet pour créer loo xam ni entrepreneur projet société mu teg ko nga mu am ñoo xam ni dañ fay nekk financement bi bu génnee balaa ñu koy jox ñu defal ko formation bi nga xam ni moo war dimbale ko
ci xam-xam dimbale ko ci nan la waree doxalee société nan lay doxee lii ak lii nii la accompagner ko encadré ko ba mu mën ñu jël xaalis bi jox ko très bien te même bu ko joxee xaalis bi aussi nanu ànd ak moom mu liggéey lu mu war mais loolu kaay ma wax la les maisons de jeunes yi nga xam ne ñu créé woon ci dans les muqataa et même à l'intérieur pourquoi pas ne pas faire de ces maisons de jeunes là des maisons de l'entreprise recrutement bu amee au lieu que mu nekk loo xam ni mooy lii ñu dem dans chaque maison de jeunes teg fa ñi nga xam ni ñoo war a recruter ñooñu bu ñu ñëwee ñu def benn posting que nañu dem telle place am nañu fa nekk ñu indi seen CV jël xale yi nga xam ni ils sont diplômés chômeurs ñu xool seen CV ku nekk li nga xam ni war nga ko liggéey ñu jël la dugal la foofu. très bien Babacar tey état bi ñoo ngi nii wàññi ceeb ak diwlin wàññi lépp mais est-ce que xam nga boutiquiers yi commerçants yi wàññi wuñu et pourtant les gars ils ont sorti un communiqué pour le dire. Pourquoi ne pas prendre parmi ces jeunes-là qui chôment, qui ne travaillent pas indiwaat ay contrôleurs économiques ñu ànd ak policiers yi dem boutique ñu am seen salaire par mois délinquance bi dina wàññi chômage bi dina wàññi. c'est une bonne proposition et j'espère bien que ni proposition boobu daa ko mën a étaler pour que mën a tamit que jóge kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko yor pour mën a waxtaan ak ñoom ci loolu bon du ñuy dem nag ci benn mbir parce que ku wax naa ko sànq defe naa ni sa liggéey ak sa doxalin ak si li nga xam ne yaa ngi ci liggéey mooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ndóol xeex li nga xam ne mooy délinquance xeex li nga xam ne tamit que moom mooy xale yi nga xam ne duñu ñàkk jàng def nga fi macha allah lu nekk defoon nga fi 1 kilo de riz boo xam ne da nga ko doon def ñi ñu di si dugg di fay 1 kilo de riz Mauritanie culture tour doon ko dimbale néew gi doole yi foofu lu ñuy defaat retracé waat jaar-jaar bi nga xam ni def ngeen ko au niveau d'Elmina ngeen nekk ay ndaw yoo xam ni yu am solo la du ñuy ànd ak Abdoulaye Dahi au niveau de la régie fa li nga xam ni moom mooy ca communication ak un geste mu jox nu sunu premier élément la boo xam ni nag duñ ko dellu siwaat rek ci avec un son musical exceptionnel ñu dem seeti élément boobu dellu siwaat ci biir plateau bi. Halaji bondi kala tere masite Gere bondi jiye tere masite Hede chaminala ma valoruji se site Chadele gonde me site Urobe klas, khair min khlas enen berden gondi Geto go esprit, ko philosophie enen berden gondi ɓe jejjiti jinaɓe tampe maɓɓe mawɓe ɓe gona exemplaire sukaɓe ndewe teppe maɓɓe a tampini paama jimi ko pina paama wonano rêve mama salmindema jeel wonano rêve mama ƴettandema avocat gongol min noddi sa nani ɗum noto aɗa wawi yettude hen tawa gagnani hay goto mi ɓoyi wiide ma mi ɓoyi yidde ma life gang ala hoore hey ala laaci aɗa tiiɗo horeɗe ngati mbiɗa ka jontaɗo a fotani arde lati a yiɗa noddirede no inde ma jiɗa noddirede hey ko inde bandi ko waɗanno fade waɗa beele wiya oɗon nandi gongo o min pawante ɗum dow bito jeune homme joƴƴin sans wito Halaji bondi kala tere masite Gere bondi jiye tere masite Hede chaminala ma valoruji se site Chadele gonde me site Urobe klas, khair min khlas enen berden gondi Geto go esprit, ko philosophie enen berden gondi Ponte wadde hasla sabu jani walloɓe Pawdire cuuɗi tafama tayo boɓe Ɓerde key mettedi a yiyata bro sabuɗe goni ko nder sa isoru jamen ne jogi life amen gummi hôpital walla jail minen nakkudamen nala intermédiaire batari so teftama mon fo ma ñamayɓe yummumen jahani jeer min ɓuura classe hen min classe ay sabornaki teni nder amen ne waɗi warɓe shut up to the ville on colombe de 12 métier grande wiɓe qu'on ne touche pas nos aînés c'est sacré sinon ils vont payer les pots cassés wiɗome yamen surtohti fof ƴog hendu a borama saboy hammed koori dandatama yo allah yurmo yaafo penda wonɓe nder dokk espoir wonɓe boowal paama ndere boowal fof ne
fe mum so juuɗe donki yo juuɗe keɓɓo ponoɗo wonde yakare jaggo nanno. Je pense bien que Awa Siré Ba vidéo bi am na lu bëri loo xam ni expliqué na ko mu doon loo xam ni yéen a ngi ciy yëngatu depuis ay ati ça te fait quoi tey jii suñu la bettee tey jii ak image yi delloo si la ko. Déjà, c'est des images qui me touchent beaucoup. Parce que on est parti de rien, de zéro ouguiya pour faire ça. Gëm suñu bopp nekk des gens de défi moo tax ñu def lii. Donc c'était une journée boo xam ni on l'a commencé à 8 heures du matin avec des consultations gratuites de la population wut ay médicaments may ko population bi ku ñu consulter di remercier aussi médecins yi nga xam ne ñëwoon nañu. Donc mu nekk kuréelu ay jeunes ñu tuddee suñu bopp les banlieusards. L'ONG c'est ONU-CRIM mais pàcc bi notre slogan c'est les banlieusards. Donc on est parti de rien, de zéro ouguiya Babacar dem wuti ay médicaments indi ay médecins def une consultation gratuite de 8 heures à 13 heures togg ay añ ak nit ñi. À partir de 17 heures on a fait un après-midi récréatif avec les enfants, karaté. On a fait une sensibilisation par rapport à la drogue. Pourquoi il ne fallait pas se droguer? Pourquoi il ne fallait pas prendre de l'eau de roche? Pourquoi il ne faut pas fumer? Pourquoi xale war a jàngi? Def ci ay sketch ak yeneen xale. Ñu pare, on a fait un concert boo xam ni tous les rappeurs waa Walfadjri ma leen di remercier ak képp koo xam ni artiste nga di def théâtre ngay def musique loo mënti yëngatu ci art ñu ñëw fekk ñu si liggéey ak ñun ci loolu. Alors tey jii ça fait peut-être quelques années yoo xam ne defu leen ko situation Covid-19 oblige. Surtout. Alors tey jii ñu ngi ñaan yàlla que ni Covid-19 bi dañu abal. ndaxte ñëpp soxla nañ ko gis nañu démb que ni tëj bi nga xam ne tëjoon nañ ko salle feet yeeg wàññi xumbaay yëpp ngir Covid bi mën a bañ a sonal askan wi. gis nañu ne le ministre de l'Intérieur jël na ci ay matukaay ba ubbiwaat salle yooyu. alors tey jii est-ce que yéen a ngi préparé wu en conséquence ngir mën a fexe ba wuti leneen jëmale ci leneen parce que. C'est des genres de rencontres yoo xam ni c'est très important tey jii dans la société et surtout dans si ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci banlieue yi alors est-ce que yéen a ngi ci réfléchir. Oui ñun xam nga dañu nekk ay nit yoo xam ni ci lii rek lañu war a yëngatu. le social. Le social parce que fi ñu dëkk moo tax parce que tey ñun xalaatatuñu suñu bopp. ñoo ngi xalaat génération ba nga xam ne mooy ñëw ci suuf te ñooñu il faut que nga am foo leen teg il faut déjà une communication boo xam ni dina tax parce que gis nga ba ñuy def lii on a fait même du porte-à-porte pendant 15 jours dem ci parents yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen pourquoi ñu war a delloo si seen bopp delloo si seen njaboot c'est bien beau nga dem marché jaay parce que da ngay wut dépense mais boo ñëwaatee ça ne te coûte absolument rien nga woo sa doom ni ko loo jàng tey école. comprendre nga bu fekkee da nga am ay doom nga war a dem liggéeyi xale yi jàngiwuñu jël leen nga jox leen sa dëkkandoo parce que loolu moo fi amoon jeune amu fi tey ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay loo mën a def rek pour dimbale nit ki defal ko ko ñun on a tellement de projets il y a tellement de femmes Babacar qui sont à Elmina qui sont à Sepra qui sont à Darabéra qui sont à Arafat ñoo xam ne dañuy xëy suba dañuy dem di fóot ba tey seen loxo yi da ngay gis day am ay affaire parce que omo bi ak eau de javel bi moo koy yàq. tey bu ñu amoon ñu nu mën a dimbale pour ñu dimbale femmes yooyu ñu def des formations sur la transformation ñu mën a jël da ngay gis koo xam ne day jaay légume par exemple légume bi des du xam nu muy def légume bi
alors que bu ñu leen jàngaloon transformation dina mën a def ay confit légumes def ay yeneen ak yeneen yoo xam ne légume bi du yàqu nga xam ne dañ leen apporter dina leen apporter tout à fait hein? Et ça va être Ñiy même jaay quelque chose de solidaire au niveau du quartier parce que kenn ku nekk dañ si jënd benn pot même su ñu ko doon jaayee 500 au gué pour mën a dimbale bopp dimbalante ñiy jaay fruits ñu mën a def séchage de fruits tout à fait yi nga xam ne mooy des mu bañ yàqu ci ñoom ñu mën ko jaay même dans les écoles mais loolu il faut nga jàng ko mais loolu te yëpp il faut loolu moom dama ciy d'accord il faut aussi un accompagnement du gouvernement il faut que ñu jàng ko il faut gouvernement bi ñëw jàppale ñu parce que ñun wutuñu dara du politique, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais il y a une population qui est là, qui est fatiguée, qui a besoin d'être accompagnée. Covid bi ba mu ñëwee ñi doon jaay cere ñëpp a sonn parce que ñoom laa dëkkal xam naa lu ñu dund. parce que boo defaree sa cere boo jógee ci nga jëndaat sa dugub génn si sa dépense xale yi nga war a fayal ñu jàng nga fayal leen jaaykat ci beñe yi jaaykat fata ñëpp a sonn ndox mi bisaab bi tout à fait et amul woon benn mesure d'accompagnement te sixième ñëpp xamoon nañu ni ay jàmbaar lañu ci même li nga xam ni état bi génn na ko mu doon ceeb yeeg diwlin yi dafa demee boor Babacar ñun bu ñuy wax xam nañu lu tax ñuy wax xam nañ lu tax ñuy wax. dafa am da ngay jëkkal mais équitable moom aussi tamit que yàlla rek moo ko mën a am quoi lu jub kese loo xam ne mënoo jër fi du fi jën fii foo dem rek soxna si am na ay njuuj njaaj yu fa nekk te loolu moom defe naa ni bañu ma lool de mais le truc c'est quoi c'est d'approcher les gens ñi nga xam ni mën na leen approcher ñu won leen ñan ak ñan ñoo soxla est-ce que comprendre nga buñ ko politiser. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, Ould Ghazouani, bu muy génne milliards yooyu pour population bi politiser wu ko. daf ko jël mu ni nañ ko jël ñu jox ko population bi. donc bu ñu duggee si koñ nañu ñëw ci nga xam ni ñoo xam koñ ba toog ak ñoom. loolu mooy yoon sax paa bi dëkk si koñ bi gën a mag ci koñ bi ñu ñëw toog ak moom ni ko papa ñun de lii camion bi la ñu am tant de ceeb la tant de diwlin tant de lii. ñan ñoo ko yeeyoo paa boobu mais. ku nekk yaa ngi def loo xam ni rafetul. politiquement ngay def. état bi jox la te des fois sax balaa ñu koy indi si askan wi sax boobu dana fekk kenn ku nekk dana wàccee juróomi saak wala fukki saak. léegi ndimbal boobu nu mu demee. dafay xaw gën la gaucher comme ni ko gaañ di waxee. day xaw doy donc gis nga lu nekk rek am na loo xam ni war nañ ci def. donc ñun on a tellement de projets on veut tellement aider ñun ñu dimbali rek la ñuy wut. te on est prêt à se sacrifier pour aider ces gens-là. voilà madame la maire. defe naa ni loolu laa lay wooyee léegi nag si maanaam deuxième partie bi dama lay wax madame la maire duñu gis ne Awa Sira Ba dafa sumb ci politique ñëpp nga xam nañ la ci wàllum politique xam nañu sa taxawaay ci wàllum politique waaye nga dem ay élection yoo xam ne da nga dem ñu it la wóoru waalo yi sama mbokk yi nu ñu koy waxee de passage may nuyu képp koo xam ne waalo nga nekk ci booru dex gi yëpp maa ngi leen di nuyu de Kër Massène à Gani pensant jéggiwaat dem ba gaaye Daw Fall sama dëkku maam sa dëkku maam di leen ziar bu baax a baax waaw madame la maire nga dem élection municipale pour la première fois nga am courage nag jigéen am courage taxaw ci élimina ak nu mu compliqué dem fay élection ñu làpp yu métti xanaa dafa loolu moo la tiital ba fu mu nekk fii nii nga fa jaar rek ñëw toog ci politique bi nga ni daal naa toog noppalu. non Babacar ñun en fait man social dafa man j'ai pas cherché à faire de la politique en fait politique moo ma fekk ci social bi ma doon def et même ba may dem élection c'est vrai mbébét la woon parce que ñun jeune Elmina ñoo jógoon ñu ni dañu bëggaat jël mairie bi parce que liñ doon gis nu mu doon doxee moo ñu neexul woon politique bi fi amoon neexuñu woon donc il fallait que ñu récupérer mairie bi pour changer mais c'est dommage parce que le ministre de l'intérieur Ould Marzouk moo ma fa xeex daal. mais moom doomu Elmina la. waaw moo ma fa xeex du ànd ak moo ma fa xeex te xeex bi du xeex bu normal daal xeex bu jàdd la. du ànd ak nguur gi ba pare du ànd ak nguur gi nag ba pare nag laa la wax. le ministre Ould Marzouk boobu ba tey maa ngi koy wër parce que moo ko def. il paraît que c'est un fidèle téléspectateur de Xeltu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw moom daal moo ma ko def moo ma fa galgal daal. le ministre Ould Marzouk daal. moo ñu ko def ñu ne ko waa Tawaasul ak ñun ñëpp. forcé ñu nag. jaxase ñu forcé ñu. parce que mësuñu gis. campagne boo xam ni mës na am 3e tour. donc à Elmina et à Arafat. du jamais vu dans le monde. on est allé au 3e tour. Donc, je voudrais bien que monsieur le ministre de l'Intérieur m'explique pourquoi un 3e tour. waaw mais Awa. tey jii même su fekkee ne tey jii yaa ngi koy sànni xeer. mais dama bëgg laaj tey jii ci municipalité yooyu nga xam ne demoon ngeen ci. tey jii yéen seen kuréel boobu nga xam ne da ngeen si doon dem tey jii ñaata conseillers ngeen am. nous on
on en a eu waaw Tabasoul ils en ont eu on en a eu. waaw ñoo ngi alors foofu ci mairie bi. alors tey jii après cette après calvaire boobu nga xam ne dund nga ko. alors tey jii est-ce que Awa Siré Ba xelam mi ngi ci dellu siwaat pour une deuxième fois su ëllëgee su élection yi taxawee. en fait tu sais man dama nekk ak ay nit tey dama moomatul sama bopp en tant que femme leader moomatuma sama bopp. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a une cellule de communication, il y a des chargés d'organisation, am na ñoo xam ne c'est des conseillers. Donc bu fekkee dañu ñëwaat ñu ni ma Awa Ba takkaatal sa sœur dañuy dem rek damay takkaat sama sœur. mais Awa lan moo waral tax tey jii ak li ngay daj ci Elmina yëpp ak li ngay taxaw ci Elmina yëpp. am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ma interpellé ci loolu am na sax ñoo xam ni sax wax na la ko nga dégg ko. que ni la pourquoi pas doo rangé woo si nguur gi nga jàppale ñi nga xam ne war nga leen jàppale lu tax la main tendue là bi nga xam ni le président de la République Ghazouani def na ko ci parti politique yëpp gisoo woon sa bopp ci loolu nga war a mën a dem rejoindre donc la mouvance présidentielle pour ànd ak ñoom liggéey pour l'intérêt général comme fekkee da nga am ay idées yi nga xam ne wax nga ko ni da nga ko am pour Elmina et pour la banlieue. Babacar je vais te dire loo xam ne moo nekk ci man nit laa boo xam ni lépp lu may def lu ma dugg dama ci def à 200%. man xaw ma dugg naa ci nekk naa ci nekkuma ci te lépp loo xam ne dama koy def muy lu dëggu ci man dama ciy dem ba jeex donc tey bu ma waroon sax dem rejoindre la mouvance présidentielle day nekk ci anam yu leer man je ne viens pas pour être suiviste je ne viens pas pour applaudir je ne viens pas pour que ñu may arrêté naan ma fii ngay yem li ngay wax ak doo wax bi parce que damay wax li nga xam ni moom laa xalaat lu baaxul je dirais que c'est pas bien lu baax dama naan baax na bu fekkee bëgg nañu loolu ñu dem ci noonu bu fekkee dañu bëgg kon neewoo déet suñu la wooyee neewoo déet. non bu fekkee pour liggéey Elmina pour liggéey bien sûr Elmina dimbale Elmina pour liggéey la pour dimbale Elmina voilà man je suis prête à me sacrifier pour Elmina mais na nekk loo xam ne dëgg la. très bien Awa émission bi mi ngi daw bu baax a baax te presque jeex na te am nañu ñaari point yoo xam ne war nañ ko waxtaanee wala sax benn point bu am solo boo xam ne war nañ ko waxtaanee te dafa am benn élément boo xam ne bëgg naa nga xool ko balaa ñuy dem am na koo xam ni ku la jóge la ma nga ca tugal ca réewum France tey jii am benn message boo xam ne bu fort la bu mu la lancé ñu ànd ak Abdallahi Addahi mu jox nu sunu deuxième élément. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu asalaamaaleykum waa Mauritanie maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëmaale sama nijaay Babacar et di la remercier tey da nga ma laaj si benn nit boo xam ni monument la référence la battante la visionnaire la parce que nit boo xam ni waa sixième yëpp dañ koy ndamoo nit boo xam ni waa sixième yëpp dañ koy tiitaroo te moom aussi muy tiitaroo waa sixième te di leen ndamoo muy kan muy Awa Siré Ba. Awa Siré Ba soo déggee ma wax la ñeent yi may wax si moom parce que moom moo ko liggéey te moom moo ko def du ma nekk fii di wax parce que sama mag la non damay wax parce que mbindeef la comme man muy doomu aadama te dëkk fi ma dëkk te mu def ay preuve am si fi ma dëkk te ñëpp seedeel ko. Awa Siré Ba moom dafa yàgg xamante waa sixième mun nañ jógal seen bopp mun nañ xeexal seen bopp mun nañ changer seen bopp mun nañ defal lépp luñ bëgg si biir sixième seen bopp muy benn. Awa Siré Ba man bi may fàttaliku Awa Siré Ba moo ngi njëkkee si social bu mu njëkkee mooy en 2007 ñoom Awa Siré Ba ñoo fi njëkk organiser lutte contre la délinquance juvénile muy concert ak waa Jamintiki mu jóge foofu en 2012 Awa organiser benn concert boo xam ni kilo ceeb ngay duggee kilo ceeb bi pour lan la pour mu distribuer que ñiy ñëw di doole nekk si dëkk bi ak nekk si koñ-koñaañ ak gox bi. donc Awa Siré Ba jóge foofu en 2015 Awa Siré Ba candidate à la mairie te boobu bu nga koy bëgg a nekk tout tànk la wax dëgg yàlla te am na ay jigéen yu ko mag yu ko ëpp xel yu ko gën nekk cadre mais amul woon vision boobu mais moom dafa jëloon vision muy lan waa sixième ñoo ko war a jëlal seen bopp ñoo ko war a téyel seen bopp mu jóge foofu lépp loo xam ni moom mooy vie associative vie culturelle Awa Siré Ba def ko si waa koñam xamal ko waa koñam
wan leen nu muy demee wan leen nu muy tënkoo wan leen nu ñu koy lalee ba ñëpp tey alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp ñoo ngi doxal suñu bopp sans moom alhamdulilah rabbil alamin loolu mbégte la kontaan la parce que lan la nit ki dafay am loo xam ne dafay nekk si yow te nit ñi duñ ko am fekk yàlla moo ko def si yow parce que Awa Siré Ba dafa nekk nit boo xam ni xolam moo dafa laab biir te laabam biir wane wu ko seen biir kër mu bàyyi ko foofu daf ko wane si muxaataa bi yëpp muy biir 6e muy partout si biir Nouakchott en fait te dafay tiitaroo waa 6e en fait ay xaritam dañuy toog sax naan ko Awa Siré Ba lu tax soo toggee ngay waxu 6e alors que 6e bi dafa nekkaat benn boo xam ne marque boo xam ne comme ni ngay solee yére boo xam ne Nike la wala Adidas la Awa Siré Ba nag 6e dafa nekkaat si moom marque boo xam ni daf koy jaay comme que moom si marketing la nekk loolu lay def te alhamdulilah rabbil alamin waa 6e regretté wuñu la benn yoon te waa 6e ñoo ngi lay wax na nga continuer si li ngay xeex ñoom ñëpp ñoo ngi sa ginnaaw te dafay metti rek dafay yàgg rek mais lu mu yàgg aussi dafay ñëw si soobee yàlla incha allah yow bëri merci. moom jooy amul moom te moom da nga fexe rek ba téyel ma rangoñ yi léegi ci lu gàtt rek ci benn minute rek parce que émission bi jeex na ñu dugg ci dernière question bi mu la bëgg a laaj laata ñuy tëj émission bi. kii mooy El Hadj mu tudd Samba Ngouma donc man ak moom ñoo bokk ndeeg baay muy caat mais sama taaw la man parce que sama yaay ba daan liggéey bàyyee ñu ko man ak maar ñu koy awlantoo bu ma bootee ba sonn maar boot. donc li mu wax li ma touché la. et puis muy nit boo xam ni dafa nekkoon sama wéeruwaay. El Hadj sama wéeruwaay la woon munoo romb gis Awa te gisoo El Hadj ñoo doon ànd lu ma jóg daf ciy dem lu ma sumb mu ngi ci donc di ko gërëm di ko sant. di ko ñaanal yàlla. lépp lu mu yóotu bu fekkee rek maay taw muy caat yal na ko yomb. Très bien Awa si benn question bu ma lay posé ñu jaaree fa tëj émission bi parce que émission bi tëj na tellement que dafa gaaw mooy Awa Siré Ba mooy chargé communication Diamanteki. Diamanteki di groupe rap boo xam ne ñëpp xam nañ ko gis ko ci engagement bi nga xam ne ñoo ngi ko doon doxe ak di ko waxee yàlla def ñu annoncé woon seen ñëw le 5 février. bi ma demandé ay renseignements ñu ni ma parce que duñu tëjoon saal yi moo tax mun nu woon ñëw alors ubbi nañu saal yi alors nga nekk chargé de communication bi est-ce que tey jii Diamanteki bi nga xam ne dañu jénn woon seen réew depuis ay at nga nii ñoo ngi ci ci ligne boobu ba tey jii que ni tey jii daanu rejoindre très rapidement le pays natal. waaw parce que xam nga dëkk bu nekk am na njiit te ñun mënuñu nekk au-dessus de la loi. comme nee nañu saal yi dañ leen di tëj donc ñu xaar. mais ba tey ñoo ngi ci optique boobu pour ñëw def concert bi ñu war a def avec sortie d'album mais il faut nit ñi comprendre dara ñun Diamanteki le groupe de rap Diamanteki n'a rien contre la personne que ce soit il y a un système qui est là boo xam ni depuis des années depuis 1966 moo fi nekk ñuy xeex système boobu. Pourquoi? Parce que yow bu fekkee ni c'est le li fi jàll. Aziz quand il est venu il s'est dit président des pauvres nit ñi ànd ak moom mu fekk fi ay problème réglé wul problème yooyu indil ñu un dialogue national inclusif changer suñu drapeau changer suñu hymne national lépp loo xam ni symbole la woon muy repère boo xam ni tey sa sët sama doom sa sëtaat sët samay sëtaati sët bu ñu ñëwee à partir de l'indépendance mënuñu leen wax ni lii ak lii moo fi amoon parce que loolu yëpp dem na drapeau ba dem na hymne national ba amuñu benn souvenir boo xam ni mën nañu wax de 1960 ba ñu amee indépendance lii ak lii lañ fi def martyrs yi demoon xeexi pour frontière Sahara bi ñu waroon nangu ba ñu leen fa rey seen bopp ñi fa dee lii ak lii drapeau bii la ñu yore woon ba ñuy dem déjà frustration boobu am na ba pare Qazouani ñëw le président Qazouani ñëw moom it fekk fi ay problème au lieu koon mu jël régler problème yooyu ba pare door a doxal programme am mu jël problème yooyu sàng ci dra wala mbàjju continuer programme am chose qu'il ne devait pas. Très bien Awa émission bi jeex na mais du ñuy dem ci dernier élément bi 30 secondes nga am nga wax nu kan moo nekk ci gannaaw ak Adahi pour 30 secondes après ñu tëj émission bi.
fleur pour les femmes et les jeunes, surtout pour le développement et la croissance. Et puis pour la croissance inclusive, renforcer capacité yi pour les femmes et les jeunes, créer un écosystème boo xam ni discrimination positive lay doon pour ñëpp. Parce que ñun ñëpp am nañu wàll pour liggéey ci loolu. Donc di remercier Fulani sama taaw et puis samay parents. képp ku ma bokkal. ñëpp daal soo bëggee lim moom émission bi yëpp. Très bien. Et puis Awa merci Siraba beaucoup. maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm bu baax l'équipe technique bi àndoon ak ñun Abdallahi Ouldahi ci wàllu ingeste son Moustapha Mohamed et Naha Minta Ahmed, réalisation Aminatou Mintaki, coordination comme d'habitude Tahman, cadrage Mohamed Hafed, di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nu topp samedi prochain nag émission bu doy waar moom laa leen di proposé bu ko kenn raté incha allah yàlla def jàmm ci biir mi yàlla mu cël leen digal nu ci gi xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.